jërëjëf mbokk yi déggee Walfadjri ñu ne leen am mbégte dellu si yéen ci seen émission lamb ji ni ñu koy defee bu lamb sàjje toppal leen gan ñu bokk ci lamb indi leen it programme lamb yaatu noonu lañ koy fas yéene wéyale waaye bala ñuy gën a sori ñu ngi nuyu ñëpp ci biir nuyoo bi ñuy dellu ci jiital kilifa di ñaar kilifa aay yu takk seen ñaari ci gaal bëgg a mucc da nga naan yàlla na gaal gi mucc kon sunu gaal gi borom bi yàlla na koo dëkkee sàmmal boppam ba mu dëkkee jow ci géeju bànneex bu ànd ak mbeex mu sedd te lor mbokk yi ñi nga xam ni ñoo feebar na ci kër yi ñi feebar na ci hôpitaux yi ñu leen di bàyyi xel borom bi yàlla na leen boole fëgg seen bopp ñi nga xam ni caabi daf leen féete ginnaaw borom bi yàlla seen wéttali leen boppam taxaw leen ba nu génn fa ak jàmm suñu mbokk émigré wéy daani doole ñoom it fàttewul leen ak fépp fu nu mën a ne ndegam teranga leen tax a jóg borom bi yàlla leen teralal boppam tey nag bala may gën a sori ci gan gi nuy dalal ci émission lamb ji di ci def liggéey bu am solo ñu fas yéene def ak moom jàngatu lamb yaatu bala ma ciy gën a sori maa ngi fi ak Vieux Mbaye Alioune Mbaye maa ngi lay fay. jërëjëf mais bu ma sañoon nga may wax góoru Kumba Gawlo. góoru Kumba Gawlo nuyu naa la. waaw góoru Kumba Gawlo. loolu dina ma neex trop lu waral góoru Kumba Gawlo. ndax Kumba Gawlo Pape Alioune. dañoo bokk askan wi. mu doon référence. te ñu nar ko seetaan lii rek Pape Alioune. ñu nar ko seetaan. ñemewu koo jël song ko. pour jël ko li mu amagul borom kër. li mu amagul borom kër. moo tax chaque jour ma koy message di ko wax ba internet bi ñëpp a ngi coow léegi. ñëpp a ngi wax. li nga koy wax lan la. di ma ko wax ne ko dama ko déclarer pour bëgg ko jël deuxième femme. en direct waaw. deuxième femme Kumba Gawlo maa ngi lay déclarer. en direct fii si rajo télévision Walfadjri. ne man Vieux Mbaye Samba dama la bëgg indi askanu Ngéwël nga séyal ñu. message bi jàll na. waaw bu loolu weesoo ñu ngi nuyu suñu président directeur. comme ni ma koy nuyoo chaque dimanche. di Alaaji Sidi Lamine Niass. le président de la République laa ko tuddee. Pape Alioune Mbaye di la nuyu sama rakk ji neex a bokk ak yow. émission booy bu baax booy bu am talent booy bu yaru nga. waaye di dem ba Almadi tey di nuyu sama benn yaay bu ñuy wax madame Mbaye. jërëjëf ndax day seetaan émission bi muy maire bu baax. suñu grand Ablaye Diop. waaye di kontaan trop si Thialis. ndax kii nga invité tey dafa redresser la lutte sénégalaise. dafa fekkoon yu bari sooxe. contribution comme boog Thialis félicitation ñu ngi lay encourager di la ñaanal une longue santé de fer dalal ak jàmm ndax bi nga ñëwee yàqoo lamb Pape Alioune Mbaye da nga développer lamb avancé lamb jërë ngeen jëf. jërëjëf kon Vieux Mbaye noonu nga ko waxee gan gi nuy dalal tey mooy Thialis nag ku ko tudd sa xel dem ci Leewtoo production ñu ñëw ci làmb gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci muy liggéey boo xam ni bu ñu koy tënk fa tabaarkalla tànku kanam la am bokk na ci li war a bari na champion yu Leewtoo ci biir saison bi ci biir journée Leewtoo production ci la du Leewtoo kon Thialis ñu ngi lay nuyu. waaw Pape Alioune ñu ngi lay fay ñu ngi leen di nuyu di nuyu Vieux Mbaye di nuyu président directeur général Walfadjri di nuyu personnel Walfadjri bi yëpp di nuyu téléspectateur Walfadjri di nuyu suñu président de la République monsieur Macky Sall son excellence Macky Sall di nuyu soxnaam di nuyu sama waa kër di nuyu samay xarit samay am di jàmm di nuyu waa personnel Leewtoo production. production ñoom it ñu leen di bàyyi xel ñu lay jàppale ci liggéey bi yëpp ngay collaborer ak ñoom Pape Maguette Awa Moron ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel ndax fa tabaarkalla liggéey bi yaatu na. Max Mbargane nit yàqu ci dara kooku ñu koy seede bari na ci loo xam ni jëflante ak liggéey ak yow bu jàppandee ci Max la jaare effectivement nitu làmb la mais à travers ma voix damay seede ni lu mu fexewul mu yokku ci liggéeyu Leewtoo rek yàqu ko ci. wax nga ko Leewtoo production it ren ngeen ñëw ci làmb ji. avant loolu fan ngeen jaar ba gis ni wane seen dugg si ci saison bi fi ñu leen xaaree am na lu ngeen ci wane. waaw c'est vrai Pape Alioune ñun ñu ci peut-être amateur la ñu woon di suivre làmb mais li ñu gën a tax ñu dugg si làmb ji parce que dañu gis ni président de la République def na pose première pierre bijou boo xam ne aujourd'hui ñu ngi jar 32 milliards et quelques. arène nationale. te arène nationale boobu ba mu koy teg. promoteur yu bëri ñu ngi ci woon. lutteurs yaa ngi ci woon ñëpp a ngi ci woon askanu làmb ñëpp fekkee ne ko ñu ngi ci woon parce que luñ seen doléance la woon bu ñu yàgg di kii. di lijjanti pour mu sotti yàlla def Macky Sall li ñoo sottil ko. ñu toog ay weer gis ni promoteur yooyu nga xam ne ñoo tegoon pose première pierre bi commencé nañ génn si làmb ji. donc ñu ne lii mënul nekk parce que président mënul def liggéey bu toll nii def budget bu toll nii 32 milliards nit ñi pro sponsor génn si làmb promoteur génn si làmb donc loolu mooy duñ jox valeur arène nationale bi. loolu mooy gën a dugg si làmb bi pour jàppale président si làmb ji.
donc moo tax ñu dugg ci wuñ ko parce que suñu objectif yi ñu fi taxoon na ñëw foog naa ne ba léegi si loolu la nekk mooy yokk ci defar de telle sorte que làmb fu mu nekkoon ñu yóbbuwaat ko fa. am na solo mais ci biir liggéey boobu boo xoolee champion bu ci mel ni Diène Kaïré Marley Modou Anta Baye Mandione Tapha Tine Yékini Junior ama neex Boy Baol ñi ngi dëgmal Eumeu Sène Bombardier comme muy li ko dale ci roi des arènes ba ci génération yi toppante ci làmb bari na ñoo xamante ni bëreloo ngeen leen bi ci début lan la def ci yéen. waaw loolu aussi ñu ngi si profito di remercier Maximal Gagne bi nga xam ne ni juumuñu bañ ko tànnee parce que askanu làmb dafa yaatu dem nañ ku nekk waxtaan ku nekk pour mën a am au moins la bonne personne bi nga xam ne tey jii bu ñu ko tegee mu coordonné dina mën a teg affiche yu am solo yu amateur yi di wut te moo taxul ñoom ba ñu waxtaanee Maximal Gagne ba mu nangul ñu ko rëccuwuñ ci dara aujourd'hui ñoo ko dellu woo ko war a dellu njukkal parce que daf affiche yooyu yëpp moo xam ne tëgg na ko affiche yoo xam ne tey ji askan bi moom la bëggoon donc mooy ñu Diène Kaïré Marley ama neex Boy Baol Tapha Tine Yékini Junior ak ñeneen ñi nga wax ba ñu dem si Bombardier Eumeu Sène ñi nga xam ne moom la ñu préparé pour le 28 donc mu nekk loo xam ne suñu objectif yëpp mooy bëggal amateur yi te bëggal amateur yi mooy def affiche yi nga xam ne amateur yi moom lañ soxla waaw donc bañ demee aussi boo xam ne amateur yi affiche lañu soxla te bëgg nañ ko dañuy dem pour taxawal ko pour que daal mën a dégg liggéey bi yaatu diggante Dakar ak région yi ngeen décentralisé foofu it bi ngeen fa demee lan ngeen fa jàng ak ndax li ngeen fa gis doy na leen par rapport ak projet yi ci kanam ngeen delluwaat liggéey bi ñoom. waaw région yi aussi bañ fay dem dañoo jàpp ni làmb yomul Dakar parce que làmb war na dem ba si région yi parce que région yi boo dem am na ay écuries yoo xam ne xale yi fa nekk amuñu possibilité bëre en direct si télé wala dara donc ñu ne donc dañ jox chance aussi xale yi fa nekk tëggal nañ ay làmb ba ñoom ñu mën a bëre seen dëkk yeneen mbër yoo xam ne nekkuñu si dëkk bi ñoom ñu mën a bëre da ngeen di jële fii booleeg mbër yi nekk ci dëkk ba ngeen jëm dëkk bu ñu dem làmb ki affiche yi fay am yëpp combat yëpp waa dëkk bi ñoo koy bëri ak yeneen xale yi yeneen dëkk yi la ñuy def lu mel ni Diourbel ñu fa nekk ñëpp di bëre waa Diourbel la Fatick aussi combat yëpp waa Fatick la de même que Thiès aussi ñu fa nekkoon ñëpp waa Thiès lañu waaw loolu moo nekkoon objectif décentraliser ko ba pare permettre aussi amateurs yi nekk si région yi mën a accueillir làmb seen dëkk donc moo taxoon ñu def ko am nañ si réussite parce que lu mel ni combat Diourbel bi jàpp nañ ni combat boo xam ne réussite totale la am mobilisation am na si nit ñi ñëw neen champion yi nga xam ne mosuñu leen gis si région yi aussi déplacé wu nañ dem ba si région yi te loolu dafa am solo même organisation bi ngay jël fii matukaay yi ngay jël ak waa CNG moom ngay jël si région yi wala waaw région yi aussi même kii bi la même liggéey bi recommandation yëpp benn la parce que ñun dañ jàpp ni structure ëmb làmb mooy CNG mënuñu def lépp mënuñu def lenn loo xam ne ni tey day jéggi CNG donc CNG texte yu mu teg si la ñuy tënku c'est le comité national de gestion donc moo tax loolu ñu teg aussi bu ko décentraliser dem ba si département yi si région yi mu am ay CRG donc si CRG la ñuy dem def même liggéey bu ñuy def Dakar dañu def si région yëpp mais journée yi nga tëgg yëpp macha allah amoo si regret ak ban lan nga ñu mën a wax si journée yi daal waaw ban bilan nga ñu mën a jox c'est positif non bilan yi moom c'est positif parce que vraiment amuñu si benn regret amoo si benn déception amuñu benn regret amuñu benn déception tout est positif pour nous merci jàngatu làmb bu am solo la mais par rapport ak liggéey bi dañu bëgg a def ak calis jotaay boo xam ni ci kanam dinañu indi bëre indi làmb ndax ku wax làmb ñëw ci mais moom it dañu bëgg a def ak moom jàngat yoo xam ni ci biir li mu liggéey ak Leewtoo ni nu taxawee ak yéene bi nu amoon ci seen i rakk ak seen i jarbaat la ñu bëgg a fësal ndax sànq baa ngi wax di bari na champion yu Leewtoo ci biir la ñu Leewtoo am na ay jamono combat Eumeu Sène Bombardier taxawoon na fi ñu déggoon ni Baol production moomoon ko ñu déggoon ni calis bëggoon na ko jël ci Assane ginnaaw bi mu sooxe dematul woon ginnaaw bi ci la ñu gis calis taxawal ko foofu it tey ji loo ñu ciy gidde waaw loolu aussi dafa nekkoon loo xam ne nii amateur yi ko bëggoon parce que Bombardier Eumeu Sène foog naa ne képp ki tëgg làmb rek nga tëgg pour amateur yi tëgg pour askanu Sénégal mu nekkoon affiche bu nit ñi bëggoon ba ñu ñëwee dañ ne woon képp koo xam ne am na jafe-jafe pour taxawal làmb mën nañ bokk boole tëgg làmb ci pour askan bi mën si jëriñu donc bañ demee dugg si pour parler waxtaan ak ñoom pour fexe
affiche bi taxaw mais ba demee si biir gis ne moom ay jafe-jafe yoo xam ne comme ñun dañuy soog a dugg si làmb dañuy préférer jël làmb bi li nga si dépensé woon ñu jox la ko jële ko suñu bopp liggéey ko suñu bopp parce que ki yàgg si làmb ak kii mënuñoo bokk donc expérience bu mu am ak li ma xam si làmb ak secret yu mu si xam ñu xamaguñ ko ñu préféré ñëw jël làmb ji delloo la li ñu si amoon si ay këyit yu leer téye làmb ji doxal ko suñu bopp moom mu am jafe-jafe parce que bu ñu naree bokk ak moom pour tëgg làmb bi day xaw a jafe-jafe daa am jafe-jafe si ñun parce que ñu ngi siy soog a dugg amuñu expérience bi donc tëgg làmb ak koo xam ne yàgg na si def say at donc bu boobaa day nekk loo xam ne ñun duñ ko mën a maîtriser bon loolu moo nekkoon jafe-jafe bi moo taxoon ñu toog ne donc comme demee na noonu ba ndee aussi ba xam ni vraiment làmb ji mënatul am te ñoom ñëpp dégiste leen dana donc nañ dem jëli làmb ji tëggal ko pour askan bi tëggal ko amateur yi moo tax tey ji affiche bu taxaw pour amateur yi dinañ ñëw ci affiche bi ci kanam nommé may ko ba Birame Mbaye bala may ñëw foofu xam nga mi ngi dugg ci mooy ñu ngi soog a ñëw amagun woon expérience bi mais liggéey noonu la lépp loo jànkonteel day am loo ci jàng am lu yokku ci biir expérience bi ak li ci seen kanam it amoon nay jamono Modou Lo moo yoroon avance su Leewtoo ngeen doon wut mbër bu ngeen ko booleel for nañ ci wewu nag bi nu gëstoo bëggoon ngeen Balla Gaye 2 def ngeen ci jéego yu sori waxtaan ngeen négocier ngeen mais avancé wul ci biir loolu nga proposé beneen adversaire tombé gi ki ngeen ko doon démarcher yor avance su beneen promoteur foofu nan ngeen ko jàngee ak boo ñu ciy dellu si lu ngeen ci tënk waaw pour revenir d'abord si historique bu comme suñu affiche ak avance bi ak affiche bi ak Modou Lo ñun je pense que ba ñuy parce que ñun xaritam moo ñu boole ak moom ñu woo ko muy préparé waaw benn xarit boobu ñoo ko bokk frère am la sama frère la te yëngu ci làmb wala da ngeen ko bokk noonu waaw Tafa Ndiaye la bu Wally Seck nekk sama frère nekk frère am donc waxtaan ak ñun ñu pour ñu tëgal ko làmb ñoo ko amul problème ñu ko tëgal làmb bañ demee waxtaan ak moom mu wàcc di dem voyage États-Unis waxtaan ak moom mu ne moom mbër la métier la donc amul choix si benn adversaire kuñ ko jox rek day bëri loolu la yaakaaree parce que métier la ñu ne ko waa d'accord léegi ñu wax Max Margagne bi nga mooy coordonnateur mooy taxawal affiche yi damal nga waxtaan ak Birame ñi ngi si la woo Birame ñi ngi waxtaan ak moom bañ d'accord ci lépp mais li ci am solo mooy ñun ba ñuy demee waxtaan ak ñoom dan na ko comme moom mi ngi waajal làmb mi ngi waajal combat boo xam ne moom ak Lac de Guiers la quel que soit résultat bi nu mu mënti demee ñun lii lañ lay fay nga daanu nga daan wala safaan ba am tamit ñun lii la ñuy fay parce que jàpp ne ni moom tey jii du ñàkk daan mais làmb mbër la boo xam ne tey champion la ñëpp bëgg nañ bëri moom moo taxoon ñu am kii boobu gis-gis boobu ne ko léegi dañ lay fay temps pour que yow nga daanu nga ñàkk daanu moom ngay bëri mais yéenay choisir adversaire waaw loolu le 23 septembre la woon maintenant adversaire bi sur le contrat bi xam nga contrat ñaari nit ñoo koy sekk donc bañ ko sekkee ñoom obligation bi nga xam ne moom la parti Modou Lo am Modou Lo parti bi li nga xam ne moo concerné moom obligation mooy moom bu gisee mbër boo xam ne bëgg na bëri moom adversaire rek moom mais adversaire même bu ko gisee ñun dañuy toog ak moom pour waxtaan si adversaire boobu loolu mooy obligation bi nga xam moom la concerné waaw si obligation yi boobu ci la bokk beneen bi moo engagé Leewtoo mooy Leewtoo moom comme moo joxe xaalisam moo lay utal adversaire foofu xaalis bi ngeen joxe woon moo nekkoon 25 millions waaw avance donc yow boo demee ba yow amoo adversaire boo ñu proposé ñun ba ñu ànd si ñun dañ lay proposé adversaire boo xam ne ni moom ngay bëree parce que ñoo la fay suñu xaalis ñoo la fay donc loolu donc du problème mu ay interprétation texte dafa leer moom mën na gis mbër na man tey Balla Gaye laay bëre ñu gis ni suñu intérêt ngi si ñu ko bëre Balla Gaye suñu intérêt nekku si ñu dañ ko bëre Balla Gaye mais bu loolu amul ñun ngay seet ku ñu neex na ko kii ngay bëreel ni yaawu jaala comme ne mu baal ma au passage mais ku ñu woo na ko kii nga war a bëri dafa bëri moom parce que ñu dañ ko fay pour loolu dëgg la donc loolu moo nekkoon problème bi donc du interprétation texte mais jàpp ne ni comme ñun làmb defar mooñ ci tax a jóg donc waruñu ko yàq moo tax ñu dem ba récupérer li nga xam moom lañ ko joxoon et puis làmb di continuer bi tey lan ngeen ci jàng ak regret bu fekkee am na ci lan la waaw luñ ci jàng mooy jàng ne am na ay nit ñoo xam ne amuñu parole de donnée c'est-à-dire jàpp ne ni si làmb yi am ñoo xam ne ni mën nañ wax lii xëy suba changé ko te dafa baax si làmb ñu changé jikko yi ci làmb waaw ñu changé jikko yi parce que diir bi nga ci ñëw it seetlu nga ci waaw seetlu naa ci lu bëri dafa baax ñu liggéey ci jikko yi waaw te làmb ñu ñëpp a si jëriñu
askan bi si jëriñu parce que suñu sport national la nekk suñu culture nekk loo xam ne Sénégal lañ ko bëgg tey bu amee kenn du génn ñëppay toog di ko yow sa wax rek dafa rafet bi ngay ubbi sa wax rek Pape Alioune dafa rafet yow tu as répondu à l'appel du président de la République on a un joyeux de un bijou de 32 milliards yow ngay doon un citoyen simple sénégalais un amateur de lutte dem ba sóobu génnee di investir Pape Alioune kii nañ ko féliciter encourager ko booy yëpp dañ ci ñëw ba ci li mu liggéey bilan bi ak booy yi dinañ ci ñëw ñëpp yëkkati na danañu doxe ñaata journée la tënk ñaata mbër moo ci bëre loolu lépp jàngat la mais dafa toll fu am solo Vieux Mbaye lamb parole d'honneur ba ci defaraat jikko yi dëgg la waay jotaayu waxtaan la yaa ngi foofu waaw c'est vrai dama mooy lamb dañu war a defaraat jikko yi parce que foog naa ni arène bu ñu jëm nii lu bëri war na mën a changer mbër yi xaw a jóg si CNG baax na si sañu jóg si bien que peut-être xëy na am na war na am raison garder mais da ci baax parce que fu ñu jëm il faut changement yu bëri am si jikko yi si texte yi si yu bëri loo xam ne war nañ ko xoolaat bu ñu bëggee làmb continuer nit ñi mën ñëw investir si parce que làmb lu baax la lu nit mën a am xaalis la mais il faut ñu defaraat jikko yi jàngat bu am solo il faut ñu defaraat jikko yi jàngat bu am solo la mbokk yi kon noonu lay demee jotaayu làmb ji waxtaan ak jàngatu làmb dama leen ko waxee xam ngeen wax tudd lutte frappe bu nuy tàggoo lutte simple la nuy indi tàggoo leen ko ci biir kon jeexitalu émission bi lay doon waaye it Jules Diop production moom it mbër la waaye it dafay tëgg yenn saa yi tàkkusaanu lutte simple loolu it dina ci baax bu ko defee day teg mise ay rakkam ñëw bëri ci am na lutte sans frappe bu muy tëgg muy le 1er juillet arène Adrien Senghor drapeau Moussa Fall responsable politique président mouvement Sénégal sunu yitte mise ba 1 million la Mbayang Loum moo koy woy Maodo Faye naka noonu kon foofu jotaayu làmb lay doon boo xam ni wax dëgg yàlla ki ñu ko tuddee muy Moussa Fall lu mu sumbit ànd na ceeg Walf Fadjri ci kàttanu sunu borom dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax Cheikh Tidiane ñu lay bàyyiwaat xel yaa fare ci régie xam naa journée Fallou Ndiaye production foofu day am lu ñu ci dëxëñ ci biir làmb rek bu ko defee ñu ñëw jona wéyalaat jotaay waxtaan Fallou Ndiaye moom it bokk ci làmb di def liggéey bu am solo gis ngeen ren li nga xam ne indi na ko jéego yi mu ci def dinañu séq ak moom jotaay waxtaanu làmb bu yaatu
waaw Moussa Dioum ñu ngi lay siyaar di la laaj nan ngeen andee Franc tey. waaw sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di baalu àq Sénégalais yëpp di baal ñëpp àq ci korité bi ñuy jógee di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. waaw Franc mbër la moo xamante ne miin na bëre dañ koy fàttali rek di ko wax booy bëre njool da nga koy seere xeexkat la dañ ko wax pour mu tooñ ko waa ji mën a fay ñu mën ko pénétrer def li ñu soxla. lan nga koy moytuloo ci waa ji. non Franc amul luñ koy moytuloo Franc xale la Franc bu demee bay am lu muy moytu ci làmb mu bàyyi bëre dem defi leneen Franc bëre mooy mbëcceem amul leen luñ koy moytuloo combat bi dafa war a ñëw imposer waa ji won ko lim mën daan ko dem ñibbi. arobase Ndiaye Tine ci ginnaaw Franc ngi noonu di saraxe ay mbuusu banaana da lay saraxe ak ay mbuusu mburu nee na ngeen jóg supporter jóg leen. le 14 juillet Jamaïcain production moo tegi ca Ndar diggante góor Mbaye Tine ngi noonu di géew bi allo arbitre sifflé na Mbaye Tine Franc Mbaye Tine école de lutte Mor Fadam Franc Parcelles Mbour Franc moo ngembo bu ñuul bi moo leen wan ginnaaw noonu Mbaye Tine ngeen jàkkaarlool moo ngembo xaw ma rabal la ngembo xaw ma lan la ngembo xaw ma wax door na Franc door na ah Franc ngay xeex Franc ndax tey da nga nar a xeex wala da ngay nax Mbaye Tine Franc Mbaye Tine ñoo ngay leewaatoo Franc fayu na Mbaye Tine door na ko Franc fayu Mbaye Tine Franc di leen fàttali ni bëre nañ ñoom ñaar bu yàggul fële ca kaw la Franc daan ko waaye loolu bëre simple la tey nag daa ànd ak ay dóor Mbaye Tine Franc waato Mbaye Tine Franc Hës la nature ñu ngi lay nuyu Aziz ñu ngi lay nuyu di nuyu Xaarim Jaw sama nijaay ci Italie tuuti yaay Sarr duñ la fàtte bébé Modou Lo Franc daw na jël Mbaye Tine bañ na jàppante na ñoom ñaar waa lu ko num nar Franc war na ko Franc ndax da koy daan Franc war na ko door daan na ko Franc daan sëriñ ba dugg na ca keew ba Franc daan na Mbaye Tine maam le song na Franc daan na ko ndeysaan Obali dugg na ci géew bi
oh gaaw na de Franc sportif la maa la ko wax bis bu na mu wane sportif la ci bëre simple bi tey wane sportif la bëre dóor bi tey wane nan sportif la Franc mi ndeysaan saafonte na ak guy gi moom Franc arbitre ma ngay wax ak ñoom Sokh écurie Xam Sa Cosaan Ramdan dóor dóoraat jàppandel damante baram bay Ramdan dóor na ko arabu dal moom Ramdan daw sol ko sol na ko Sokh boole ko benn loxo bi Sokh boole keneen loxo droite bu Ramdan ñoom ñaar roofoo nañu Sokh am na loxo ci ngembu wala ci sengoor ba boog roofoo nañ ñoom ñaar ndenge ñante ku ci nekk ràcc Ramdan am na ko arab bu baax foofu door na éperkin Ramdan lum nar xanaa day waaj a plaqué rambul plaqué dafa sori Sokh nga nengeñ du yomb lamb ji du yomb man maa la ko wax Sokh ak Ramdan roofoon nañ Sokh ngeen di tekk di ko déglu dañoo tolloo ci lépp magante wuñ lu bari ëppante wuñ doole te seen technique yi neexoona Ramdan kor na ko ci kaw ndax day dugal uppercut ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk war nga mën a door instant bi pourquoi pas ñu naan Iba Mar waruñu fi andi combat 20 millions dafa war a nekk Sokh door na benn Sokh door na Sokh door na du yomb combat bi du yomb bu ñu wax ci xeex sax Ramdan a tane waaye arbitre sifflé na arbitre sifflé waat na entraîneur ba moom jox nañ ko carton rouge entraîneur Ramdan carton rouge jógal ci banc bi lañ ko wax kooku jëlee nañ ko ci banc bi seen combat bi yàgg na diggante Sokh ak Ramdan yàgg na arbitre nee na ko Sokh taxawal arbitre nee na ko Sokh taxawal nga bëre
noonu Lirou Diane Lirou combat bi yàgg na. waaw Lamine combat bi nii lay mën a demee combat bi du yomb ndax Sokh daa am fu mu jógee te booy bii di Ramdan it soo xoolee daa mel ni tey dafa dal te Sokh it tey dafa dal. Sokh doomu dangu wala Sokh Ramdan. dal na la ilaha illallah Ramdan door na ko Sokh daw jël ko waaye Ramdan da koo gis wax naa la bu ngeen xeexul du ngeen fi jóge xeex moo leen mën a tàqale yéen ñaar soo leen fa jógee xeex Ramdan Sokh ku ci nekk ñam nga sa morom balaa doon neex dëgg-dëgg ngeen bàyyi nga jàkkaarloo ku dóor jox sa morom mu dóor Sokh ngay tànn caxabal waaye dafa sori mu ci am 20 minutes presque te amuñu avertissement xanaa parce que avertissement bi fi am daal avertissement bi fi am daal mooy xëpp gàllaaj mais ci biir làmb ji moom avertissement amu ci waaw wër na ko ndombo Ramdan wër na ko ndombo Ramdan wër na ndombo Sokh Ramdan wër na ko ndombo Sokh daanu na Ramdan daan na Sokh Ramdan ma ngay raam Ramdan daan na ko am na 9 points moom Ramdan. jërëjëf Lamine kon mi ngi noonu wax nga ko ma ngay raam kon Ramdan raam na ba daan làmb ngi noonu naxante la rek ak wut buntu Sokh it moom it gaañ bëri na ñëw na waajal nañ ko def na li nga xam ni moom la war a def bésu ndam bokkul ak bésu defet Vieux Mbaye dañuy ñëwaat ci waxtaanu làmb ak Thialis soog a defaat jàngatu làmb am lu ñuy tënk loo xam ni dina ci am combat yoo xam ni moom moo ko tëggoon am champion yi ci bëre moo waral Thialis foofu la ñuy duggee ak yow ci biir liggéey bi nga def Leewtoo production bu fekkonte ni tey am na ci yan mbër nga gis ni tey ji li ngeen doon xaar ci ñoom contrat lié ko matale nañ ko à 100% day doon exemple ci mën a jariñu ak bu fekkee am na ñu ci def faay boo xam ne erreur lay doon donte ñu bañ ko tudd ci contrat yi leen doon lié ci yan point la nekk. waaw Pape Alioune xam nga dañuy bañ juste rek mu am ay problème parce que comme ñun ñooy tëgg te ñoo yore suñu xaalis ñëw di tëgg jàpp ne ni koo xam ne respecté suñu contrat ñu bañ ko tëgg rek. mais am nañu ko ci def coow bañ ci am wax bañ ci am mais am na ci waaw am na si parce que xam nga même bu dul Modou Lo am na ñeneen. parce que seen avance wax dëgg yàlla juróom benn loolu beneen cas après dina si ñëw mais dafa am loo xam ne parce que sponsor yi d'abord seen problème yëpp du violence su làmb mais ñàkk a respecté engagement wu sponsor bi la. kon jànkuwante ngeen ci ak loolu dafa am parce que ñu ngi waxtaan ak ay opérateur téléphonique yu bëri mais ñoom ñëpp problème bu ñu wax violence bi certes wax nañ ko ci mais lu ci ëpp solo mooy mbëri du ñu respecté seen contrat ak sponsor ñuy bëgg visibilité bu ñuy bëgg duñ ko ñëw parce que mbër na ñëw 19 heures mbër bu ne ñëwal 20 heures na ñëw 21 heures donc boo waree ñëw plateau doo ñëw plateau donc kooku sponsor bi mooy perte xaalis donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne war nañ ko xoolaat ci contrat de telle sorte que ñu mbër yi respecté ko parce que programme la nit ki joxe ja promotion wu làmbam jox la xaalis am na partie boo xam ne pour cacher làmb la am partie boo xam ne cachet sponsor la donc cachet boobu bu la ko joxee war respecté événement yëpp moom nga daanu ñu ñàkk la am na ñoom daan nañ leen mais respecté wuñu dernier engagement
ñëw face à face bi duñ ko def parce que dañ leen daan bëgguñu génn ñëw def ko nga fay lañ xaalis ba pare mais boo teye xaalis bi ay coow lay indi te xaalis jarul coow doo nañu préféré fay la xaalis bi te bu déwénee ñu bañ a tëgg mais kon su ma déggee sa wax daal foofu jàngat bi ma ciy tënk mooy mbëri it bu ñuy wax sponsor ñu bëgg mu am taxawaay ci làmb ñoom it kon nañ ci liggéey engagement yi ñuy jël ñu koy matale effectivement ngir sponsor yi gën a ñeme waaw effectivement il faut que mbëri aussi di def loolu mais loolu aussi foog ñoom dama jàpp ni fu làmb toll dañu war am ñeneen ñu ay agent wala ñoo xam ne xam nañ sport xam nañ lii kay leen dimbali du ma leen di leen contrat yi lépp ndax contrat dafa sew parce que loolu moo gën a tax mu informel am problème yooyu dëgg la parce que boo amee koo xam ne xam na kayit ji donc nga jël ko même loo ko ci fay du la wàññi dara mais mën na la topp ba yow nga professionnel loolu da leen di dimbali sax ay millions une centaine de millions 150 millions 100 millions 80 millions war nga fay nit koo xam ne ni moo lay tegal sa programme yëpp jàngat bu am solo la topp tak combat Tapha Tine Yékini Junior toftal ci combat Boy Niang Sa Thiès ginnaaw loolu ñu xool Lirou Diane kàddu gi ñëw ci Tapha Mbeur Tapha Gueye 2 bu ko defee loolu it ñu bëggalee ko amateur yi ku ne làmb ne waxtaan ne bëre ñoo nit kon ñu tënk li nu bëri dellu si waat ak calis mbokk yi ngay champion bokk ci làmb tey ji nga ñëw ci làmb ji ban yëg-yëg nga ci am ba pare waaw xanaa yëg-yëg bu rëy parce que ki ma fendi tey muy Tapha Tine dafay sama mbokk ñu bokk benn village man ma xool ko gis ne dafa nekk ay dafa toll ci làmbam foo xam ne stade bi nii combat bi waru ko ñàkk waru ko ñàkk donc ma yaakaar ne war na am lu ma ko apporter moo tax ma jege ko pour soutenir ko pour mu am ndam parce que dama gis ne moom fi mu doon bëree stade bi xaw na fa wàcc tuuti parce que cercle bi mu bokk mooy Bombardier Eumeu Sène Balla Gaye ñooñu mais boo xoolee xaw na wàcc tuuti combat bi nag moo koy mën a yóbbuwaat foofu noonu. dinaa ñëw ci combat bi mais man gis naa ni dina ko yokk lu bari. waaw man loolu man xam naa ko parce que nag làmb tamit luñ ci mënti wax tamit am na lu ma ci xam waxuma xam naa lépp am na ñu ma ko gën a xam tamit aussi mais yàlla dimbal na ma ba xam naa ci tuuti. ci biir liñ ci xam tey Tapha Tine war a dajeeg Yékini Junior muy combat boo xam ni def ci may revanche adversaire am jóge ci ay combat am ci victoire Tapha nu mu war a ñëwee tey. waaw nu mu ñëwee war a ñëwee leen la rek parce que dafa bàyyi ni mu daan bëree moom. man dafa bàyyi ni mu daan bëree. waaw dama daan toog télé di seetaan gis ne ni mu daan bëree bàyyi. xoolee ay combat yi passé muy Bombardier muy Elton ak yeneen combat yi dafa daan di buuse di la dóor boo ko bëggee jàpp mu daw mais gis naa ne léegi day ñëw taxaw benn place gars yi di ko dam ye ba song ko boo xoolee combat yu mujjee yëpp noonu lay demee. tey waruñu ko dam ye. non lamba sax dafa amul xaar. da ngay ut damay ut du ma taxaw di la xaar ba ngay def li nga bëgg da ngay ut damay ñëw gëm li ma gëm di jéem a ut li may ut xañ la li ngay ut. su ma la déggee Tapha tey dafa war a dem. non dafa war a dem warul taxaw di xaar muy combat bi muy beneen warul. parce que loolu mooy forum parce que boo xoolee combat bi mu daan bëri di ko gagné dafa daan dóor di déplacé wu di la dóor doo ko téye fenn mais léegi comme day taxaw gars yi di ko natt ba song ko non loolu da ko war a bàyyi te làmba sax moo amul taxaw di xaar kenn. da ngay ñëw pour jéem a daan damay ñëw jéem la daan te ma gëm loolu ñëw appliqué ko. ci làmb nga bokk def nga ci carrière bu am solo boobu ba tey dégguñu la nga yëngu ci dara Zal ci loo ne ak li ci sa kanam lan la. waaw li nekk sama kanam mooy que ne instant bi nii am na lu may waaj. tagul maa ngi ci bu leeree rek bu soobee yàlla nit ñi dinañ ko dégg parce que làmb man ci laa bokk def naa ci loo xam ne am na ñu ma ci bëgg ba léegi. donc war naa toujours di jëriñ làmb mais bañ a dem toog ko rosle bara bàyyi làmb noonu quoi. làmb sport national la te lu koy soqali rek ñëpp a ci war a jàpp donc tey war na képp ku jóg di jéem a jàppale làmb rek bu la tàllale loxo war nga ko mën a jàppale. donc kon autorité maa leen di wax ne ñu jàppale làmb ji surtout ñi nga xamante ne bëri nañu jàppale làmb ji war nañ leen mën jàppale ma bëgg naa dem nag seeti ñëpp quoi mais maa ngi leen di ñaan ku ma ci seeti rek nga soutenir ma quoi soutenir promoteur yi fi nekk tamit di góorgóorlu soutenir làmb parce que làmb métti na métti boo xam ne bon ñëpp a ci war a jàpp quoi. Tapha Tine la nu woo moo féetee ndijoor Yékini Junior féetee càmmoñ Tapha Tine moo jógee Bawol mbooloo Yékini Junior jógee Dóor waar mbokk yi ñoom ñaar làmb boole woon na leen Tapha Tine amoon ca ndam boobaak léegi am yoon wu mu toppoon am fu mu fa yeggoon mu gëstu bëre waat ak Yékini Junior moom it am yoon wu mu toppoon am fu mu fa yeggoon am ci combat yu mu jógee tey làmb boole waat ko ak Tapha Tine combat bi am solo lool ci ñoom ñaar arbitre baa ngi wax ak ñoom
arbitre baa ngi wax ak ñoom ndeysaan muy bés bi njëkk ci weeru janvier atum 2018 tey lamb ji ñëw stade Amadou Barry bu Guédiawaye noonu naa la kon tey yaa dalal lamb ji sa gox ñu lay ndokkeel ci at mu bees mi di la ci ñaanal jàmm di ci ñaanal ñëpp jàmm arbitre sifflé na combat ba Tapha Tine féete ndijoor Yékini Junior féete càmmoñ bëre njool ak ndaama la li ma ci jaaxal Tapha ndax day wàcc xeex ak moom Yékini Junior ndax day fay def combat rapproché bëre ak moom da yéen yegg naa ci xam dara Tapha Tine Yékini Junior mooy sànni mooy cokkaas noonu kon mooy déplacé wu Yékini Junior mooy dóor noonu gauche droite rocceeku Tapha kor na ko mét Tapha Tine Yékini Junior ñu ngi léewtoo Yékini Junior moo dóor noonu Yékini Junior ñëw na jël na Tapha Tine Tapha rasu na bàyyante nañu Yékini Junior moo féete càmmoñ Yékini Junior moo dóor Tapha kor na ko waaye dóorul Tapha kor na ko dóor Tapha Tine ngay dóor Tapha Tine ngay dóor na ko mu tërëf ay la ilallah doole taxul jàmm ñu ngi bëree bëre bu rëy Tapha Tine Yékini Junior Yékini Junior dem na lu muy wax ak entraîneur am Tapha daf ko bëgg a kor xeex ak moom entraîneur ne noon ko na dellu Tapha Tine Yékini Junior entraîneur ba dañ koy génne dëpp chaise ba Yékini Junior ñëwaat na Tapha Tine ñëw na ñaari mbëri taxawaat nañu léegi bëri nañu xeex nañu Junior am na benn avertissement génn ba la arbitre génn na seen diggante ji ngi Leewtoo journée Leewtoo production ñaari mbër yaa ngi Leewtoo ci diggu géew bi stade Amadou Barry bu Guédiawaye altine benn fan ci weeru janvier atum 2018 mbokk yi ñi ngi Leewtoo ñi ngi Leewtoo ñi ngi Leewtoo ñi ngi Leewtoo ci biir journée Leewtoo ñi ngi Leewtoo ci biir journée Leewtoo Yékini Junior féete càmmoñ Tapha Tine féete ndijoor seen naa ma nga tàllal loxo càmmoñ ba moom Tapha Junior mel na ni ku sëgg léegi sigiwaat moom Yékini Junior Tapha Tine ñu ngi Leewtoo Yékini Junior Tapha Tine ñu ngi Leewtoo Yékini Junior Tapha Tine Tapha mooy moo ngi ne tekk di ko déglu Yékini Junior mooy déplacé wu Yékini Junior Tapha Tine Yékini Junior mel na ni kuy bëgg a dem Yékini Junior Tapha Tine ku ci ne morom Tapha daf ko topp méb na Yékini Junior am na avertissement génn ba la ndeysaan arbitre na na taxaw xaar Yékini Junior moom avertissement muy ñaar kon ci moom arbitre sifflé war na combat ba diggante Yékini Junior Tapha Tine ñu ngi Leewtoo Yékini Junior am na ñaari avertissement Tapha Tine Yékini Junior moo cokkaas noonu ñu ngi Leewtoo na gauche droite jël na tànk ba Tapha rasu na songoon nanu Yékini Junior am na ngemb Yékini Junior moo am ngemb Tapha Tine dóor na Tapha Tine Yékini Junior daf ko bëgg a bët Yékini Junior takk na ko Yékini Junior takk na ko Yékini Junior takk na ko Tapha bañ na Yékini Junior takk na ko loolu la war a bëree moom Yékini Junior ma xool nag bi mu ko amee nu muy def Tapha Tine loxo càmmoñ ba jàpp na ngemb Yékini Junior yeggul Tapha Tine Yékini Junior ña nga jàppante ñaari mbëri songoo nanu Yékini Junior moo takk Yékini Junior moo takk fi nu toll Yékini Junior moo doon caxabal ña nga jàppante Junior jël na ko Tapha bañ na Tapha Tine boot na ko féete ko kaw laaj dalla Tapha Tine daan na Yékini Junior jël bu rëy yëkkati na loxo ba ma ngi koy yëkkati Junior tëdd na Tapha ngi koy yëkkati lamba gi nii day boole lépp ci lu rafet sukk na di wax ak Tapha Tine daan na Yékini Junior jël bu rëy yëkkati na loxo ba Tapha ngi koy yëkkati lamba gi nii day boole lépp ci lu rafet sukk na di wax ak Tapha mooy dem noonu sukk na nee na ko na naan Mbaye Ndewane nee na ko na naan
jërëjëf kon mi ngi noonu Cheikh Tidiane xam naa ci biir combat yi Boy Niang Sa Thiès Lirou Diane kàddu gi Tapha Mbeur ak Tapha Gueye de dañu koy pareel bu jàppandee ñu ñëwaat ci loolu it daf ci am loo xawaa kon mi ngi noonu daf ci am loo xam ni liggéeyu waa Leewtoo lañu ñu dem ci dellusiwaat. na Forza samp na ndënd Forza moo samp ndënd noonu Forza bu Fass moo bëre keroog daan Abdou Diouf Boy Niang seen na am na lu muy naan ma ngi koy buusu Sa Thiès am na lu mu ko joxoñ sànne ko ginnaaw Sa Thiès mooy wax ak ñaan ak moom nee na doon jóg waaw 99.0 Cheikh Tidiane Gomis Cheikh Tidiane sot ko moo ni mel Sa Thiès mi ngi daw di wër wet ka ca des mel na ni pare na Boy Niang am na lu mu koy joxoñ Sa Thiès tàllal na loxoy sëgg na woon ko ginnaaw kokoy dimbali jaami kokoy defal yàlla fanja yaayam ma nga kay baal yaman sasa dan koy doore la par president la du Sénégal bariande Moussa Ale jël na jàmbaar sang xale bu lete ma wala Aziz Ndiaye Sala Ndiaye tada teewul ma way ma dama naare ñu nday leen sabal par président la du Sénégal bariande noonu ñoo yor seen photo mbër di nga ko noonu di jaayu seeni loxo jëmee di joor jëm càmm seen naan ndongolo dugg na ci géew ba am butéel bu muy sotti ko huitième combat baa ngi noonu ñaari Tapha bëre journée Fallou Ndiaye production ndeysaan huitième combat baa ngi noonu ñi ngi Leewtoo Tapha Gueye de Tapha Mbeur ñaari mbër yaa ngi Leewtoo Tapha Gueye de Tapha Mbeur Tapha Gueye de ba ngay gawal Leewtoo ba dem na ca tànk ba Tapha Mbeur rasu na dafa dem ci tànk ba Tapha Mbeur rasu Tapha Gueye de dóor ko rocceek ñi ngi Leewtoo Tapha Gueye de parce que la mu def léegi dafa bari pexe dafa Leewtoo ak moom daw sàcc tànk ba Tapha Mbeur rasu mu dóor génnaale tànk ba Tapha Mbeur wéru na ci kawam rëpp na combat ba jeex na Tapha Mbeur daan na Tapha Gueye de bëre xale ak mag la
bëri xale ak mag la Fatim gis nga Tafa Gueye de pexe la bëggoon bëri lamb ji commencé woon na ko waaye tànk yi la jëm si fa la ñaari loxoom nag léegi nag ñu ngi jëm ci ki nga xam ne mooy champion bu mag bi rek du jéggi raay ci gannaaw Bathie Seras numéro 2 indi ko ki nga xam ne mooy kàddu gi yëkkati sa loxo dana ñam kàddu gi ngi noonu moom mi ngi bëree woon ak Yékini 1997 combat bu métti Yékini arbitre ba sifflé na samedi 24 février 2018 stade Bassirou Sy Ndiaye grand combat entre Bathie Seras et Lirou Diane de l'écurie Walo. Lirou Diane à gauche, Kadgi à droite. Drapeau honorable député Ania Mbeng organisé par Kapi Production. Ñu ngi noonu ñaami mbari Kadgi ma ngi dox ci kaw Lirou yi taxaw ñu ngi noonu Pape Alioune Mbaye gis nga ko stade Bassirou Sy Ndiaye ni mu mel gis nga ko di nuyu Pape Gora mi nekk ci caméra bi Kadgi Lirou jam na ko ki lewaat taxawaat xool boppam ñuy nuyu ñi nga xam ñoo ñuy seetaan ci la télévision Walfadjri di ñuy ak di ñu déglu ci 99.0 ak 86.7 Jolof FM fii ci Linguère dara ñu ngi nii ba léegi Kadgi Lirou Diane ñu ngi noonu Lirou jéggi na saako yi Kadgi door na ko Lirou daanu ci ginnaaw saako yi fekk na arbitre sifflé Lirou daanu ci ginnaaw saako yi Kadgi door na ko Lirou daanu ci ginnaaw saako yi Kadgi door na ko mu daanu ci ginnaaw saako yi arbitre sifflé ci ginnaaw saako yi arbitre a sifflé Kadgi door ko mu daanu Kadgi dafa door Lirou Diane ci ginnaaw saako yi mu daanu da ko door ci ginnaaw saako yi mu daanu ñu xool ba xam ban décision la arbitre di jël ñu ngi noonu di xool ki nga xam ne moo di Lirou Diane ñu ngi noonu ñu xool ki nga xam ne rek moo di Kadgi dafa door Lirou Diane ci ginnaaw saako yi mu daanu ba léegi Lirou yi noonu tëdd waa Croix-Rouge di ko xool ba xam amul ay effet gis nga ko nga koy xool ñu ngi noonu di xool ki nga xam ne moo di Lirou Diane gis nga ko Lirou Diane yi noonu tëdd na jërëjëf waari ji Cheikh Tidiane Ndiaye ñu lay nuyu di bàyyi xel mboolem champion yi nga xam ne war nañu seen combat di leen nuyu di leen bëggee bu baax a baax lamb nii la daan ak daanu rek moo ci ne ku ci ne bés bi nga ñëwee am ndam da nga ciy jàng li nga xam ni moom nga def ba daan ñi nga xamante ni it ñoo ñëw daanu ñu jàngat ci li nga xam ni moo leen daan kon champion yi ci bëre yëpp ñi ngi leen ci encouragé di leen ci bëggelaat bu baax a baax Lirou Diane Kadgi nag mooy combat spécial bi ñoom ñaar ñëpp ba leen di nuyu di leen bàyyi xel waaye it sama xel dem ci guy gi ñu koy nuyu guy gi ku ko tudd sa xel dem ci Guédiawaye guy gi ku ko tudd sa xel des ci école de lutte Mor Fadam waaye guy gi ku ko tudd sa xel dem ci champion bu bokk ci làmb mën a joxe cër lool dama koy wax taxawaayam ci làmb bu ko contrat tënkul dara tënku ko nitu làmb lu nu xewle moo xam naqar moo xam bànneex guy gi nga ciy gis mbër la moo xam ni daal moom it wax dëgg yàlla royukaay la référence la ci biir mbër yi te su ma ko waxee rek am na fu ma ko teg je Mbaye Pape Alioune damay ñëw tuuti rek si guy gi waaw ndax xam naa bu ma mais guy gi moom macha allah tabarfakàlla aw ma droit far ndax si télé lañ ma teg may wax mais jikkoom
neex na ma trop. ba pare guy gi il a changé et guy gi il a grandi. am na solo. am na grandiose léegi. di si nuyu nag grand Ibou Ndiaye mi ngi nekk mairie Njaareem Limaamu Laay daf ñuy seetaan ak sama yaay madame Mbaye ca Almadi. am na solo. jërëjëf mu ñëw production muy sunu ndijaay sëñ Modou moom it am na lu mu dëgmal muy 27 xam ngeen ni stade Iba Mar lay amee. soldat bu Falaye Balde moo ciy bëreeg Boy Pambal bu fekkee ma ci boole. ci biir journée boobule Boy Thiaroy war ci daje xale tali am yeneen i xale yoo xam dinañu bëri ci biir journée mu ñaaw production boobu kon fukki combat dinañu fa am ñaar fukki xale war ci wane seen bopp ñi ngi woon ci ponk yu am solo calis muy ponk yoo xam ni waxtaanu làmb am na ci jàngat am na ci gis nga lii nu jiital am na ci ñaari journée yoo xam ni ci seen liggéey la bokk foofu it bi ak ci organisation bi liggéey bi ak collaboration feeñ ci waaw dëgg la xam nga combat yi ngeen wane comme bu am géejawaay ñëpp jàppoon ne ni combat bu am géejawaay day xaw a difficile ndax sécurité du fa am mais organisation sécurité bi promoteur bi si boppam moo war a xool dimension wu làmb ji mu def ci sécurité bu toll ak xool fan la koy tëgg ak ampleur mooy dimension làmb ji mu ñëw sécurité bi nga xam ne dina doy boo xoolee géejawaay bi fay ko ci sécurité noonu la mënoon def am problème donc bañ tëggee ba léegi combat yëpp sécurité dañ ciy def lu am solo ba waa police seen bopp ñuy félicité si par rapport à organisation parce que dañ jàpp ne ñun oui am na ñu leen jëw dëgg la organisation doo leen sonal kenn moom kañ jëwee nañ lañ ko moom ba Fatick tëgg nañ fa mais Fatick amul woon benn sécurité parce que amul woon policier amul woon dara mais organisation bi dañ ko tëgg jàmm ak salaam amul jeex te amul coow jàngat ba am solo la ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo ngi topp làmb ji ñoo ngi jot bataaxel yi naka message yi kenn ku ci ne ñu ngi lay nuyu di la fekk fi nga ne di la jox tubaar fa kàlla rek li olof di wax ni kuwal mburu tuddub dëkk ñoo ngi bàyyi xel ñëpp waaye sunu ndijaay Matar Diop garagiste foofu ca Mbour ñu koy bàyyi xel di ko nuyu Baye Daaru moom it champion Bawol la ñu koy yóbbante ci waa Bawol dafa amit loo xam ni Leewtoo production dëgmal nañu ko Eumeu Sène Bombardier foofu nan ngeen ci fas yéene taxawee lan moo ci yees ak seen mébét ci làmb ak ci mbër yi war a feeñ mais dañu ciy jël benn extrait boo xam ni rek ñoom ñaar dañuy tënk li ci des ñu yaatal ak Thialis Cheikh Tidiane Fari Régi ba tey baax a baax le grand réalisateur Alaaji Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Tidiane Ndiaye de la République, c'est le président de tous les Sénégal ku mu neex ak ku mu naqari et arène nationale bi aussi daf ko def pour les lutteurs pour mbër yi tey bu dee 80% bu dee 100 la tey 80% yëpp mbër yi ñoom ñoo ko moom parce que ni mu ko tuddee arène nationale la donc arène nationale c'est pour les lutteurs et du sax affaire politique mais il faut ñu remercier ko bu baax a baax parce que man damay wax ni politique amul tax lu baax la parce que li ngay defar li ngay jëli tey si biti da koy indi pour mu développer sa réew loolu mooy politique et puis yan politique nga mën a def tey pour defar sa dëkk et puis yan politique nga mën a def tey pour defar sa gox tey nit bu defee lu baax dañ koy wax arène nationale bii mu ñu defal vraiment ñu ngi ko si remercier à ma voix de tous les lutteurs ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax li nga wax Malick dëgg la bu ñu waxee ni yaay roi des arènes à tout moment boo amee combat rek da ngay mettre en jeu li ñuy wax forcément noonu la demee moo tax it toujours mu ngi nekk en jeu mais man li ma la waxoon man sama souhait tey mooy tey ma dem ba yóbbu ko retraite comme nee nga ëmma moom buy nelaw buy añ buy reer yëpp loolu lay xalaat yàlla na continuer nelaw noonu rek bañ koo gis ba faaw. bon asalaamaaleykum dama def lu nuyu ñu nekk ci saal bi yëpp ku nekk ci turam ak santam di nuyu kilifa gu mag yi aussi di nuyu kilifa diine yëpp di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di féliciter tamit aussi Lions yi di féliciter aussi tamit suma bopp di wax ni sama gars yi yàlla na leen yàlla def ñu dem ba jël champion du monde dugal ko Sénégal incha allah ñu ngi koy ñaan yàlla na yàlla ko suñu borom def waaw wax ji moom comme ni ko waxee rek wax lu tuuti jëf lu bëri lay def waaw man moom jégaw ma sax nelaw
ko xool sama bët yi xam bi moom sax bët koy nelaw incha allah te lu may wax moom du bari kon def na ñett ñu gën a ës lay daan ni ñaar yi ma koy xamal ni programme yàlla ak programme nit bokkul lu dégg waaw nañ xaar jour rek incha allah ñu xool kam mooy nelaw bari bu génne suñu diggante dinañ xam ñi ñaar kam moo ci nelaw incha allah ok loolu laa am ci lu may wax. couronne bi la nga ci waxoon nga ciy wax ba léegi mbiru roi bi. waaw incha allah ci kàttanu yàlla. waaw ñu ngi ñaan yàlla ndam lu rëy ci kaw Bombardier te incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ñu ngi am yaakaar bu baax ne couronne boobu dañ ko téeloo dugal ko Pikine incha allah waaw incha allah. mais xanaa tey nga bëgg a wàññi wax ji parce que temps yi yëpp gars yi nee nañ ñu ngi lay jox micro yi ngay sànni sa waay ay flèche yu méttee métti mais tey nag mi ngi nii toog nga bëgg a wàññi wax ji. non. da nga commencé xof waa ji wala. non Malick yow xam nga bu baax te je pense que tamit ñu fi nekk ñëpp xam nañ ma man nii laa mos dafa doon wax jox ma rek ma koy wax di koy delloo. waaw li ci amoon mooy dañoo dajee ñaar yoon signature combat mu ne ma da nga yaru doo wax. te su ma sañoon da ngay wax pour ñu yëngal combat bi neex mais yow da ngay ree rek ma tooñ ko mu war ci bon ma gis na mu waxee bon ma xam ne moom fu mu yaakaar ak man nu mu waxee bokkul moo tax ma def sortie xamal ko ni ama seen jéegoo sax soxor parce que man nu ma yoroo ak fu ma jaar la du mun ma soxor juste ko rek dem na ñëw moom maa koy tooñ bon mu gis si boppam bon après anyway quoi waaw loolu la effet demee quoi mais amul leneen mais nag bu tee tamit aussi dara du ci yóbbu waaw préparation yi moom ku ma xool xam ni dama rek coono liggéey ni li ñu war a liggéey yëpp kon du ñu préparé yeneen combat yi du ñu xaar jours yi rek yàlla suñu borom may ñu ndam incha allah jox gars yi rendez-vous dans le 28 waaye loolu Pikine gi yëpp nañ génn waaw fépp suñu supporter nekk wax nga génn yi mobilisé wu ñëw parce que bis bi dafa war a taaru parce que ku ko tuddee la du dëgg te dafa nekk combat royal ñëpp a koy xaar kon te xam naa ne sama adversaire bon dar la quoi waaw gis naa ni dina joxe jour ba quoi te man xam naa ni dinaa joxe maximum kon du ma quoi. non li ma la wax rek làmb ji moo ko laaj fi mu ne nii tollatuñu fu ñuy café ak fu ñuy reetaane foofu la ñu toll mooy ñu ngi si dernière phase làmb ji ku sëqat yegg si. li ma waxoon lay waxaat rek man sama communication mun changé wul mosul changé depuis ma commencé sama carrière ak léegi benn communication la am te du Eumeu Sène mooy tax ma changé ko du benn mbër bu li ma def si sama carrière la am du benn mbër mooy tax ma changé ko ni ma doon communiqué laay communiqué en tout cas wax na tontu naa ko wax jooju mu ngi sama ginnaaw man li nekk sama kanam tey mooy le 28 arbitre sifflé comme ni ko wax génn suñu diggante su boobaa la ñuy xam kan kon mi ngi noonu nekk seen kanam ñoom ñaar mooy le 28 arbitre sifflé génn seen diggante dinañu xam kan mooy jàmbaar dëgg ñaari ndaanaanu làmb lañu ñaari champion yu mën takkusaan lañu ñaari champion yu attan bés lañu muy ñaar ñoo xam ni kenn mën su cee yàq làmb tey ji làmb boole leen ku juum daanu ku ci ne rek sàmmal ma ci kaw bàyyil ma xel ci suuf dóoru mbër xajul ci kanam ponkalit xajul ci yel jàngatu làmb la nag mi ngi ci seen diggante ñoo ma ko gën a xam Thialis muy li nga xam ni moom ngeen tey jii ci biir liggéey bi Leewtoo am yéene bu bees boo xam ne bëgg nañ ko fësal ci mbër yi. waaw dëgg la déjà ñu ngi nuyu ñaari champion yi di nuyu seen manager yi am na yéene bu ñu am si mbër yi mooy dañu bëgg a delloo si prime làmb amoon na fi mais gëj na fi ñu bëgg indiwaat pour éviter ñun di am si làmb ji. prime c'est-à-dire. prime mooy ku gagné. waaw am nga prime. pour ku gagné ak ki nga xam ne gagné daal. mu ñaata la prime mu ñaata la. ku gagné moom la ñu waxoon amoon na 25 millions ku ñu gagné am na 15 millions. à part seen kii. à part seen cachet combat yooyu. ki gagné am na 25 millions. waaw ki ñu gagné mooy am na 15 millions. am na 15 millions. waaw loolu mooy prime bi. day permettre rek nit ñi def si fulla ak fayda. waaw parce que jàpp nañ am na lamb yu ñu tëgg yëpp comme bu Tapha Tine Yékini Junior am na fulla ak fayda. bu Boy Niang Sa Thiès am na fulla ak fayda. donc pour éviter loolu ñu waaj prime pour nit ñi mën a xam ne lamb dafa war a jeex si daan. ci daan kon daal loolu it muy loo xamante ni lu bees la lu ngeen indi. mais ci biir liggéey ak lamb jooju ndax donte marqué ngeen seen empreinte. mais journée bu ni toll
war na ci gën a mën a fës lan ngeen ci fas yéene beesal. waaw d'abord ñu ngi si promotion lamb ji parce que def nañ conférence de presse samedi bi passé. ñu ngi def beneen boo xam ne ñu ngi ko jàpp le 30 juin di samedi bii di ñëw. si place de l'Obélisque lañ koy defee ak ànd ceeg waa RTS yi. bi ak yenn chanteurs yu mag def ko foofu mu nekk benn face à face public. maintenant si lamb ji liñ ci bëgg a indi système bi mooy système bi nga xam ne suñu mag Nicolas commencé woon na ko ñu gis ko xam ne am na njëriñ parce que njëriñu lamb la. ñu bëgg mais foofu doguma ko léegi ma koy nuyu di ko jox cëram ak wàccuwaayam sunu ndijaay la sunu kilifa la am na njëriñ mais njëriñu làmb la mais ni nga ko defee yëgoowu ceeg làmb wala moom moo ci gis boppam yow it fin lay xaar ndax di nga yaatal loo non ñun dañ koy yaatal parce que déjà ñun RTS moo koy da koy wane en direct mais dañ koy def pour permettre ñi nga xam ne mënuñu ko waaw mënuñu ko seetaan en direct mën ko am système boobu système ban waaw système PV bi mooy ñu def ko si internet te boo ko bëggee seetaan nga mën a seetaan maanaam même télé sa kër nga mën a dugal sa boo ko seetaanul sa kër boo nekkee si bus boo jëndee connexion bi téeméer wala 1000 francs nga seetaan ko boo nekkee si marché di dox nga seetaan ko mais grand yéen xaw ma kan moo leen di xelal nekk këram aussi am ko en direct combat bu rëy ngi nii combat bu rëy ngi nii jàngatu làmb bu am solo la sama xel day daal di dugg Bargny ma fay fekk sama ndijaay Dame Diop di ko nuyu moo mbokk Bargny yëpp ci kàttanu suñu borom samedi bi ñu dëgmal bi ci topp moom it am xew-xewu diine boo xam ni néegu yàlla buñ fay ubbi la muy juma booy lebalal yàlla ndax olof yi ñooy wax ni yóbbante yàlla wóor soo bëggee mu def ci sa ndab soo bañee mu def ci sa ndab kóllëre bi dox suñu digganteeg tund woowu ak suñu mbokku lébu yi ñu fas ko fa yéene fesalaat bu baax a baax yal na yàlla mot li wi am na solo yaatu tënk ponk yu bëri looy tàggatoo laata Cheikh Tidiane xam naa lutte simple nag la ñuy wone indi bëri ñuy fàttali it ni Yaxya Diop le roi des arènes Yékini le champion boobu nga xam ni làmb merewu ko benn yoon làmb mësu koo jéppi ndax njomam ndax jàmbaaram moom it démb teg na mise bu am solo muy mise 3 millions teg ko Lat Mengue dëkku docteur Macoumba Diouf muy foo xam ni démb doon na célébrer yoonu làmb champion yu bari wàcc fa gan ñu bari wàcc fa ñuy bàyyi xel soxnaam muy soxna Ly Senghor ak yëpp ñu leen ciy sargal xam naa ni làmb jooju dimanche ni tey dinañu ko indi yaatal ko dafa am tey jàngatu làmb ak waxtaanu làmb ak liggéey bu ñu doon yaatal ak Thialis mais làmbu Yaxya Bassoul ci kattanu suñu borom dimanche moom la ñuy ubbee Thialis looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo déjà di war programme promotion làmb bi. samedi bi ñu jëm ni mooy face à face place de l'Obélisque entre Bombardier et Eumeu Sène. face à face public la. ban heure la. à partir de 20h la. 20h kon yéen ñëpp dem. l'Obélisque place de la nation. le 9 juillet di am caravane bu Eumeu Sène di organiser Pikine. dafa la action sociale. à Pikine. le 10 Bombardier moo ay sa Mbour dafa la aussi moom action sociale. am na solo waaw le 14 juillet di am camp d'entraînement parce que Eumeu Sène moom nee na supporters yu bëri Gambie la nekk. dafa bëgg a dem Gambie dafa la benn camp d'entraînement si stade Gambie bi. am na solo donc dañ siy profité comme Adama Barrow le président de la République de Gambie. moom mooy invité d'honneur président Macky Sall. di si ànd ak mu accompagner ko si loolu. 21 juillet mu nekk face à face aussi Eumeu Sène Bombardier mais en duplex. ku nekk fi nga nekk sa fief ngay toog. RTS def ko en duplex. ngeen jàkkaarloo mardi le 14 le 24 juillet nekk open press su Eumeu Sène à Pikine mercredi 25 nekk open press Bombardier aussi à Mbour. jërëjëf kon mi ngi noonu wàccaayu combat Eumeu Sène Bombardier muy lu yees loo xam ni waa Leewtoo production bëgg nañ ko indi ci liggéey bi Thialis kon ñu ngi lay jaajëfal Vieux Mbaye looy tàggatoo. profité aussi. di jaale suñu mag. suñu tonton di baabu nga xam ne moo ñàkk way juróom jigéen donc waaw ñu ngi koy profité di ko jaale waaw di jaale waa Sénégal yëpp jaale waale Moussa am solo waaw baabu boobu nga jaale xam ngeen ni dimanche gi nu weesu moo nekkoon suñu gan ci làmb ji keroog bi nu xëyee wala ñaari fan suñu borom def waajuram bu jigéen génn àdduna moom it demoon nañu fa jaale ko bi ñu fa demee fekk fa njabootu làmb yëpp fekk fa xarit yëpp ak soppe yëpp moom it ñu ngi koy masawu xam ni naxaar la ndax sunu lijaay ju dal la royukaay la saa yu nu toogee ak moom rek dañuy jàngaat
te it soxna si mu ñàkk muy waajuram muy sunu maam joo xam ni lu mu gàtt-gàtt mën nañ seede ci moom ndax buñ doon jël président Babou émission dem ci kër ga lu mu xat-xat dina toog ak ñun ñaanal ñu dolliwaat ñu ci liggéey bi fa tubaar fakk yàlla soxna su yiw la woon yal na yàlla xare ko àjjana moo ko mbële muy dawlu Vieux Mbaye looy tàggatoo da nga naan Kor Aïcha ak Kumba Gawlo looy tàggatoo Kumba Gawlo waaw looy tàggatoo damay bañ Aïcha mere non Aïcha du la mere mooy sa xarit di nuyu le grand réalisateur Cheikh Tidiane Ndiaye mi nga xam ne dimanche day yàkkamti di ñu defaral lu baax suñu duo bi Pape yàlla na si yàlla lafal cat di ñaanal Thialis li mu suub li yëpp yàlla na si yàlla def jàmm ndax combat du siècle la indi Eumeu Sène Bombardier 2 heures pile ku tardé ku yéex di nga ñàkk ku yéex di nga ñàkk kon boog di nuyu ñëpp di nuyu sama yaay jooju madame Mbaye ca Almadi ak jëkkëram di nuyu Ablaye Diop oli gën sa nag mbër ak Moussa Dioum war nañu ñëw toog Moussa Dioum en direct waaw ñu waxtaan fi may ñu tëj bu yotaay tay bi rek tàggatoo bi mooy sant ñëpp gërëm ñëpp olof ñooy faral di wax ni jàppal boo dégg am na ku ca tee domp sax ci sot la bokk ñi nu àndal ba mën leen indil émission lamb ji ñu leen di jaajëfal Alaaji Cheikh Tidiane Ndiaye moo pare ci régie ba montage Seydou Yade caméra Alaaji Saliou Bey naka noonu moom it jamono ji xam ngeen ni mi ngi ca bitim réew di def liggéey bu am solo waaye ci biir li nu liggéey daf ci am loo xam ni moom lañ ci àndaloon réussite équipe bu Walfadjri ma nga fa Gomis Nicolas Alaaji Saliou Bey ñu leen di ndokkeel saa su ne waaw sunu gaynde yi man li ma leen di encouragé rek baat bu gàtt la waaw góor day yokk jom jàmbaar boo nekkee ci xare da ngay xool ñi la jiitu lañu ca defoon donte ñëwoo pour xeex ak ñoom wala waaye nga xool ci li nu defoon fexe def lu ko gën jàggat bi ma ciy tënk keroog dama seetaan ci benn télé ñu def lu am solo dem ci benn prison seetaan fa làmb ji ak sunu mbokk yi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw moment yi ñu wone joie bi nu amee ak ni nuy jubilé ñu wone ci saase ñi ne ci biti joie bi nu amee ak ni nuy jubilé muy wane ni bànneex la boo xam ne ñëpp a koy dund liberté dara dax ba ci kon ñi feebar ne ci kër yi boobu yëg-yëg lañ ciy am billaahi kon xam na leen yàlla delloo seen kër réew moo leen sas seen réew moo leen ñaax te bu amee day amaat waaye daal li ngeen ne dem leen ci ba jeex ay gaynde ngeen mbokk yi tàggatoo bi mooy kon jaajëfal Thialis jaajëfal Vieux Mbaye sant ñëpp gërëm ñëpp borom bi nga xam ni moo mën fu dara newul mu def fa ba mu bari lool jiif ba mu jur guy ku ci ne yàlla na la yàlla defal lu ne mel ci say mbir mbokk yi jërë ngeen jëf